yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte ànd ak yéen ci xibaaru marax yi li ci gën a fës mooy élèves yeeg seeni professeur ànd nañ dellu ci classe yi gannaaw ci altine ji syndicat yu bëri yëkkati nañ seen mot d'ordre grève dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci reportage ak wàllu yoon it Imam Ndaw yoon toppeetu ko dara bu ñu jàppee kaddu awakaawam ki kay layool maître Moussa Sarr lay wuyoo moom ak ñoñom waroon teewoon ci kanamu cour d'appel ngir terrorisme ak yeneen xeeti tuuma yu leen toppoon màggalu Kazu Rajab dinañ ci dikkaat it yaatal ko miineel ak xew-xew bi am tey ji nii Mbàkke Baari lañ leen di defal focus guerre ba ca Russie ak Ukraine dinañ leen ci indil CD bu Baye Dame Thiam sénégalais bu yeewoo foofu ca Ukraine neeskis ñu yaatal xibaar yi. gannaaw grève gu tar enseignants yi dellu nañ ci classe yi mbégte ñeel seeni ay élèves la koy mandargaal ci altine ji école Amadou Ibrahima Seck ca Derklé reportage Marcel Falba Maroun Diafara Ba. fukk ak benn waxtu yu toftal fanweeri simili moo jot ba ñuy yegsi ci biir école bi cours récréation bi def tekk waaye du ndax grève moo tax loolu lay am waaye cours yi moo daal di tàmbaliwaat gannaaw ay semaines yu bëri yu ñu toog bañ a jàng. La grève nous a perturbé notre travail. grève bi daf ñu yàqal suñu liggéey léegi nag dañoo war a rattraper liggéey bu baax sama mag bu góor daf ma doon dimbali may def ay exercices jamono jooju. Oui, à la maison. Mon frère m'aidait à faire des exercices. Et pendant la grève, comment tu faisais pour ne pas manquer des heures de travail? maa ngi woon kër ga waaye sama papa daf ma daan jox ay exercices yu bëri sax la ma doon jox mi ngir ma koy def. Beaucoup d'exercices à faire. Dieu a fait que les angles se sont arrondis. yàlla def na ñu déggoo ba pare ñu delsi ci classe yi kontaan nañ ci torop tout le temps xale yi dañu daan woo di ñu laaj kañ la cours yi di tàmbaliwaat ñu amoon ci mbégte nag bu baax a baax. Et ça on en était vraiment ému. juróomi syndicat yu bokk ci G7 ñoo nangoo delsiwaat ci école yi bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu ay avancées yu am solo ñoom la ñu jot a jàpp ci wàllu négociation yi. suñu jëlee prime bi nga xam ne dañ ko daan jox jàngalekat yi nekk ci daara yu suufe yi mu toll woon ci juróomi junni yóbbu nañ ko ci ba fukki junni ak juróom benn bi ci topp ci li ñuy tuddee indemnité d'enseignement juróom fukki poñ la woon yóbbul nañ ñu ko ba ci juróom benn fukki poñ beneen bi mooy suñu nattangoo yi nga xam ne ñoom ñooy inspecteurs yi ñooñee tamit yëkkati nañ seen ndàmpaay bi ñu leen daan jox bu doon benn def nañ ko ñaar li ci des mooy indemnité bi nga xam ne ñun tamit dañ ko tuddee indemnité recherche documentaire. xeex nañu ba ñu yëkkati ko ci téeméer fukk ak ñeent képp koo xam ne yaa ngi yëngatu rek te nga xam ne am nga ndombay baat ci kilifteef ci école bi am na lu la yokkal. mu des léegi lu jëm ci wàllu rattrapage horaire yu élèves yi perte jamono boobu les grève ñetti fan ci weeru mars bi di ñëw benn daje dina nar a am ci diggante ministre éducation nationale mi di Mamadou Talla ak syndicat yi ngir xool naka la ñu mën a def ngir réorganiser emploi du temps wu élèves yi. bu ñu jógee région bu Dakar dem ca Ndar noonu la fi demee it région de Saint-Louis rawatina ci Richard Toll école 1 ak 2 jàngalekat yi dellu nañ ca classe ya danañ def seen kéem kàttan ngeen xale yi bañ a loru ci grève bi Ousseynou Diop Habib Seck ci leeral. biir école 1 bu Richard Toll drapeau bi di flotté di wane jàmm ji dellusiwaat ci diggante yenn ci jàngalekat yi ak nguur gi ci biir classe yi élèves yi tàmbali effacé tableau bi ngir ñu tàmbali leçon yi. ki leen di jàngal itam yore crème di rappeler li nga xamante ni fa la ñu yemoon. beneen jàngalekat tàmbaliwaat njàng ma ñoom ñu ngi toll ci histoire géographie di wax ci wàllu conférence de Berlin. mu mel na kon ñoom ñëpp dañu am mbégte ci l'école bi na mu dellusiwaatee tuuti ci jàmm. nanu jàng bi jàmm dellusiwaat na alhamdulilah rabbil moom la ñëpp bëggoon nag parce que di bàyyi élèves yi ñuy taxawaalu loolu bëgguñu ko. moom la ñëpp bëggoon. secrétaires généraux yi ñoom ñu décidé woon ni gannaaw ko jubóo nañoo nguur gi
ne nañu lever mot d'ordre bi kon maanaam comme ni nga ko gisee classe yëpp tàmbali nañu. ci seen i gis-gis dabuwaat lu jëm ci wàllu njàng mi rawatina heure yi nga xamante ni ñàkk nañ ko loolee du am benn jafe-jafe. ñun ñu ngi doon def ay cours ya nga xamante ni maanaam bu fekkee ni dañu grève dañuy jël cours yi ci ngoon gi maanaam les lundi soir jàpp mercredi soir ba vendredi soir yi di ci renforcer xale. jàngalekat bi nekk ci école 2 bu Richard Toll xamle na ni lu jëm ci wàllu heure yi nga xamante ni ñàkk nañ ko daañu def lu ñu mën ngir loolee lépp ñu mën ko dabu. kon talaata si ngoon 4 heures ba 6 heures si la wala jeudi si ngoon 4 heures ba 6 heures dañ leen gën a renforcer li xale yi am ay lëxmbët si leen moom la ñuy gën a jàng daal. jàng mi amoon yenn ci ay jafe-jafe bu fekkee ni yenn ci syndicat yi ba léegi ñoom fa ñu màttoon bàyyiwuñ ko ñenn ñi ñoom ñu ngi ko tàmbali njàng ma rawatina ci dëkk bii di Richard Toll. Abdou Fati yëkki ay kaddu moom moo jiite CELS authentique tontu waa CUSEMS ak SAEMS ñi jàpp ni ñoom waa G5 yi yëkkati mot d'ordre bi dañoo jalgati seen ànd boobu Abdou Fati ci leeral. G7 bi xam nga soo leen àndee souvent da ngeen di am ay difficulté bi ñu am suñu yenn camarades yi rek mooy benn point boo xam ne moo ñu wutale mooy li ñu naan si indemnité de logement ñoom dañu gis ni indemnité de logement waruñu ko yemale dafa am jàngalekat bu ndaw ak jàngalekat bu mag ñun nag dañu gis ni indemnité de logement dañ ko war a yemale Senghor moo waxoon sax ñi ko yellool dëgg mooy ñi nekk primaire parce que dañuy am 29 heures ñi nekk primaire dañuy corriger 7 matières ñi nekk primaire dañuy def double correction def confrontation donc wax dëgg yàlla te dëkkuwaay moom wax ki lay loué moom du xool ndax yow professeur nga wala instituteur nga mais te ñëpp bu war a nekk fu baax du da nga nekk professeur moyen rek da nga war a nekk kër gu baax instituteur bi nekk beneen kër loolu daal moo ñu féewale mais defe naa ni nag solidarité corps enseignant yi ñëpp a ngi koy laaj temps moom kenn mënu ko rattraper li ñuy def rek mooy dinañu jéem mooy compter ci générosité enseignant yi ku si nekk jéem benn samedi benn lundi soir benn mercredi soir parents yi jàpp si ñu xool lan la ñuy rattraper ba pare fexe également coow bañati am ci système bi gouvernement bi di respecter ay position di waxtaan ak ñun vacances su ko defee jàmm na ñooy si. ñu fàttali ci lu leer rek ñi yëkkati seen mot d'ordre de grève boobu bokk na ci UDEN SIENS SNELAS FC CELS authentique ba léegi ci wàllu xibaar ñu àddu jëmale ci yoon ak procès appel Imam Ndao bu ñu jàppee kàddu awakaawam maître Moussa Sarr moom Imam Ndao Imam Alioune Ndao yoon toppeetu ko dara waaye safaan ba ci juróom-ñeent ñu ko tuumaloon ñu waroon a taxaw ci kanamu àttekat bi juróom-ñeent yooyu danañ leen àttewaat Mamadou Fall Alioune Diagne ci leeral. Imam Alioune Badara Ndao mën naa am nag ay bésum jàmm gannaaw nag ñu nekkoon acquittement bi nga xamante ni avocat bi ko yëkkati ca lañ ko doon tuumaal mu di wàllu terrorisme nga xamante ni sax tax na ñu tëj ko ay weer. procès bi ñu waroon amal en appel nag kon ñu mujj koo dàqandi rek fanweeri fan ci weeru mai gi ñu dëkkmal. bàyyi bi ñu leen bàyyi woon le 19 juillet 2018 loolu sax na dakk mooy Imam Alioune Ndao kenn topp ko mbiru terrorisme yoon setaloon na ko donc procureur deful appel kon appel bi moom concerné wu ko pour ñu attewaat ko kon Imam Alioune Ndao kenn du ko attewaat dogal ba sax na dakk. appel bi kon juróom-ñeent ñoo xamante ni teggi nañ leen tuuma le concerné seen avocat sax di jiixi jaaxa ci li nga xamante ni moo taxoon ñu teg leen yoxu. ñi rek la ñuy attewaat ñooñu nag ma bëgg a xamal nit ñi que ñooñu luñ leen tuumaal d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg duñ ci d'accord ba ila yawmi diin. ànd sàmm jikko yi ñoom ci seen bopp nag sàkku ci nguur gi ne nañu gën a dal sàkku dal ndax réew mi jàmm la bëgg. am na yeneen enjeu yu nekk suñu kanam mooy yëkkati suñu réew mi ba fu réew mën a àgg ci àdduna bi ci yëkkatiku ci tedd nga ñu yóbbu ko fa te loolu ñun Sénégalais rek ñoo koy def mais loolu nag ci dal lañ koy defee ci xam-xam lañ koy defee ci xàmmee waaye kenn ku ci nekk ñu jox ko gëddaam. dal googee sax mënoon na rek kon may nit ki ba du dugg kaso ndaxte jàpp nañ ni niñ ko tëjee amut. parce que doyen des juges si boppam waa ji ñuy wax ni moom ma xam daf ko woo ñu teg ñu toog ñu ñëw ñu ne ko ana jaata bi nga xam ne moom moo ñëw signé dossier bi ak naar yooyu bu ñu ñëwee waa ji ñëw taw xool ne non non kii du jaata bi xoolal loolu mais pour loolu yow toog nga fi bu ñëpp imam génnee toogaan naa fi at ak lu teg ndax benn waay bu ñu war a woo waa ji ñëw taxaw xool ne yow la wala du yow. ñu takkoo ñu woon kon tey jii ca procès appel bi ngir rek jàppale kam te ni moo di Imam Alioune Ndao bëri loolu ci buntu tribunal bi.
beneen ponk bi gën a fës ci xibaar yi guerre ba ca Ukraine seen digganteeg Russie nan la ñuy def ba utal ay xàll doomu Sénégal rawatina doomu Afrique ya fa nekk. Boubacar Seye di njiitu Horizon Sans Frontières di sàkku lu ni mel ci président Macky Sall ndax moom mooy njiitu réewu Sénégal naam waaye léegi moo jiite Union africaine ba ne ñu seet nu ñuy utalee xàll doomu Afrique yooyu ba rawale leen laaj ak tontu dox na digganteem ak Chérif Dia Amadou Ba. La situation Ukraine dafa compliqué ba nga xam ni même les instances internationales mënatuñu coordonner pour mën a indi solution sortie de crise wala ñu arrêter les hostilités soo xoolee ñaari fan yi yaa ngi dégg ay doomu africains yu ñu rejeté dans des pays limitrophes comme la Pologne. Face à cette situation nag balaa muy dégénérer wala balaa muy jur leneen dama jàpp ni pays africains yi dañu war a le plus rapidement possible dans une démarche communautaire ñu booloo jéem a regrouper sécuriser seeni ressortissants pour mën leen rapatrier ku nekk sa dëkk moo tax l'Union africaine dafa war a jóg saisir les Nations unies pour rapidement mu am un corridor humanitaire buy sécuriser doomu Afrique yi pour jëm leen rapatrier ku nekk loolu nag dëkk bu mel ni Sénégal war na ci mën a dox ay jéego parce que moom mooy assurer actuellement la présidence de l'Union africaine. kenn ku lijjanti moom ba génn Ukraine boobu dugg Pologne Baye Dame Thiam lay wuyoo ci football la fa doon yëngu milieu excentré la club amateur Dnipro foofu ca Ukraine doomu Ndar boobu sonn lot lool laata muy lijjantiku ba dugg biir Pologne daa di rawale bakkanam laaj ak tontu dox na digganteem ak Chérif Dia. am peex moo ko dugg moom Baye Dame Thiam. footballeur la nekk doomu Sénégal doon football ci ñetteelu division ca Ukraine mu amee jafe-jafe laata muy daw ca réew ma dem ca Pologne sori lool bomb yi ak fitna ga. ñun nag yegg si nañ si jàmm yegg si nañ Pologne si jàmm amuñ fi benn problème gars yi teg nañ ñu si conditions yu baax leen la ñuy naqarlu mooy suñu mbokk sénégalais yi nekk foofu di jéem a ñaan nu ngeen leen gën a mën a dimbalee ba ñu jógee foofu vite fait ak moyen bu ngeen mën di def pour ñu mën a génn foofu rek nañ génn. zone boobu rek parce que ville bu ñu nekk mooy dernière ville bu nekk Ukraine. mu mel danoo nekk ci jamonoy bopp sa bopp jóge Ukraine dem Pologne jafe lool dañ leen di tànn moom mi nekk milieu excentré ci FC Légionnaire di club amateur bu nekk ci Dnipro am chance bokk ci ñi dugg ca terrain ba dem ca Pologne. la majeure partie population bi dañuy bëgg génn yow nga ñëw bokkoo foofu bokkoo ci pays bi day xaw a métti pour nga génn foofu. parce que en général favorisation day am dañuy ñëw favoriser seen ay doomu dëkk parce que boo dee xool train bi en général jigéen ñi ñoo ci ëpp góor ñi boo dee xool la plupart ay ukrainiens lay doon quelques africains ngi ciy gis amoon nañ problème foofu pour am train mais yàlla dimbale nañu si nu mu gën a gaawee dañu ñëw fekk ñu toog foofu noonu rek ñu ne am na train buy dem spécial. moment bu ñu koy wax nag suñu mbokk sénégalais yi nekk ñoo woon ak ñoom essayé nañ leen woo ba sonn mënuñ leen jot. lu toll ci fukki weer ak juróom a ngi nii moom mi di Baye Dame Thiam jóge woon ca Ndar dëkk bu mu fekk baax am yaakaar ne bu demee ca Ukraine dana fa am carrière footballeur bu mucc ayib. yaakaar jooju nag Vladimir Poutine ak armée russe ñu ngi ko nar a tas ndax guerre bi. affaire bi mu xawee gën a compliqué dañoo jóge ville bu ñu nekkoon muy Dnipro di dem benn ville dernière ville bu nekk Ukraine mooy Lviv mais pour ñu quitter Dnipro fii pour dem Lviv nekkoon na problème parce que amoon nañ problème transport pour train ak yooyu parce que y avait trop de monde. ci weeru mars bi ci lay am ñaar fukki at ak benn moom footballeur bi xalaatatul delluwaat Ukraine li mu bëgg mooy dem ca France wala ca Suisse wéyal fa li mu bëgg di football. Chérif Dia ñu yokk si rek ni fanweer ci ay doomu Sénégal jamono ji ña nga càng foofu ca Ukraine ñi ngi jàppit ni fanweer lu toll ci fanweer jàll nañ frontière ba dugg Pologne ba ambassade ba it ni ki République tchèque daal di nañ leen dalal
ba léegi ci wàllu woowu Union africaine siiwal ab xët goo xam ni président Macky Sall jiite jamono ji Union africaine moom moo ko xaatim ni ki it président commission Union africaine Moussa Faki Mahamat ñi ngi bàyyi xel lool doomu Afrique nekk foofu ca Ukraine te it di sàkku ña nga xam ni ñooy jàmmaarloo jamono ji ñu sàmm ñi nga xam ni ay doomu Afrique lañ ndax jot nañ dégg ni ki ci reportage bi Chérif Dia def ak Baye Dame Thiam jafe-jafe yoo xam ni ñi ngi ko fay dund kon ñaari président yooyu ne na waa Ukraine ni ki waa Russie taxaw sàmmanteeg bu baax ak yelleefu doomu Afrique yooyu fa nekk ba rawale leen ci jàmm ak salaam. Magalu Kazu Rajab bi la ñuy àddu jëmale ak Mbacke Bari mi ñu leen di miineel ci commune bu Thiamène Pass la nekk fa la cheikh bi it bàyyeekoo ci tukki bu mag ba 10 août 1895 gox ba nag sëñ Fallou Mbacke moo ko dekkil ci 1963 ba tax taalibe yi dañ fay faral di dem di ziar reportage Mamadou Moustapha Ndiaye Sidi Thiam. Mbacke Bari nekk ci arrondissement bu Sakoto Jolof mooy dëkk bi Cheikh Ahmadou Bamba bàyyeekoo woon ngir wuy ji tubaab bi mu yemoo woon ak le 10 août atum 1895 mu gent ci lu tolloog juróom-benn fukki at ak juróom-ñett Serigne Fallou Mbacke moo ko dekkalaat ci atum 1963. wax nañ ne tali bi nga xam ne moo jógee Touba jëm Linguère loolu ci làmmiñu Cheikh Mahamadou Fadel la jógee ndax Serigne Fallou mën naa ne Touba la léppam nekk. waaye nag ay bokkam Jolof lañ nekk bi nga xamee ne ñëw na ci fi bi muy tolloog jullik suba rek la yegg si Mbacke Bari fi nga xam ne fi la Sëñ Tuubaa doon jullee mu daat fay julli buddi fi ay ñax bi mu ñëwee yebal Serigne Cheikh Thioro. 63 la julli jumaa ji 64 la woote fii jox ko teg ko ci loxol Sëñ Cheikh Thioro ni ko Baye Sëñ Tuubaa yi moo jox Baye Cheikh Darou Salaam yow it maa la jox fii. teen bi nekk ci ab montagne ñaareelu xalifu Cheikhul Khadim moo ko gaslu ndox mu sell di fa bàyyeekoo nit ñi di jógee fu ne di ci barkeelu. Sëñ Fallu moom bi mu ñëwee dafa làng ak moom ñëw ba ci tund bi mu daat ko fi def wax nañ ne teer bu barkeel la boo xam ne ñoom seen jur gi buñ ciy jëfandikoo sax Sëñ Fallu tudde teen bi sam-sam. jur bu ko jëfandikoo day barkeel noonu ñu ko seetloo ci jur gi teg noonu lañu ko seetloo ci mbindeef yi ndax teen la boo xam ne bu barkeel boo xam ne neseeru Sëñ Tuubaa la woon waaye Sëñ Fallu moo ko mottali. fii ci Mbacke Bari am na ñaari bërëb yu am solo xalif bi di Serigne Cheikh Jorel Mbacke fonk leen lool mu di néeg bii Serigne Touba nekkoon ak jàkkaam ji mu soppi juma fu ne la nit di bàyyeekoo ngir di ko siyaare. beneen màggal bu ñu dëgmal muy 142e appel Seydina Limaamu Laay ñeenti fan juróomi fan ci weeru mars bi lañ ko jàpp wàccaay yi jamono ji ñi ngi ci reportage fan lañ ci toll ñu ànd ceeg Cheikh Diop Pape Sangone Mbaye. ñoom daanaka wuyu si nañ ci appeluk Seydina Limaamu Laay al Mahdi faru lool ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi ñoom ñile di monter ay bâche ngir rek daal di teertu ñi nga xam ne ñoom ñoo di gan yi. ñu ngi ci wàccaay bi bu baax a baax ndax ñi ngeen fi fekk tey muy groupe bâche ñu ñëw fi tey ngir yeggale seen liggéey bi muy décorer place bi muy logistique bi ngir mu am lu mu mel ngir ñu waajal gan yi. bés bu njëkk ci woote wi daañ ko door fii nga xam ne moom moo di ci Cambérène ci loolu itam ay gan daañ fi teew yenn ci ay digle itam daal nañ ci àddu. ñu ci bëgg bokk na ci li nga xamante ni moom la mooy njàngale Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam mooy ku fi ñëw dal googu nga xamante ne ni moom ci la woote woon ak tenue blanche boobu ak waajal nag li ni tudd yàlla bi ñu leen di wax nañ egg jàmm dal ak jàmm. te di ñaan yàlla suñu borom yóbbu ñu ci bés bi ak jàmm. lépp luy sécurité ci fi nga xamante ne mooy bëri bu Seydina Issa Rouhou Laye bi kon ñun ñooy ñi nekk fii. lu ñeel comité d'organisation bi nag jamono yi ñu ngi wóyal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di liggéey bi ngir rek xew-xew diine wile mën a am ci anam bu mucc ayib ni ki ren itam yenn ci ay coppite yoo xamante ni dañ ko indi ci téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci appeluk Seydina Limaamu Laay.
ndaje gu matale Caritas Sénégal ca Tëngéej lañ ko doon amale assemblée générale goo xam ni mën nañ jàpp ñaari artu yoo xam ni monseigneur Benjamin Ndiaye siiwal na ko fa mooy ca Casamance nañu yore jumtukaay yi nga xam ni ca àll ba lay bàyyeekoo rawatina ak bant baak ñoomin seen nañ ko fay daggee niki it forage yi nga xam ni ci dëkk kaw yi nañ koy jëfandikoo ci leeral Abdou Diouf Diagne Amadou Bamba Samb. forêt Casamance bi ñu saax-saaxee neexul dara ki nga xam ne nag mooy monseigneur Benjamin Ndiaye kii nekk archevêque bu Dakar nag daal di jàpp ne jot na nag jamono ji ñu daal di fexe nag lu ni mel daal di dakk ndax benn groupe bu ndaw rek ñoo ciy jariñu mën a lor ñi nga xam ne ñoo fi nekk te it ñi ñëw ëllëg. dafa am loo xam ne dama koy mettitlu ci Sénégal mooy ni ñu yàqee àll bi ak garab yi surtout ca Casamance ñu am fa ay garab yooyu ñuy tuddee veine mu am solo lool ñu leen di gor di leen exporter mu doon njëriñu nit fàtte nit ñi fàtte population bi askan wi loolu dafa garaaw ci man ma yaakaar ne bu ñu amee ndaje bu ñu mel il faut ñu profité ci mun a def déclaration ne li ñu war a jiital mooy intérêt population yi du intérêt privé yi. ni nga xam ne nag moom la ñu yore ndox mi ci dëkku kaw yi doon loo xam ne nag jaaxal na loola waa Caritas. dañoo seetlu ne ci réforme bi ñu taxawal at yi passé réforme de l'OFOR ñun forage yi ñu liggéeyoon ñun Caritas te dënk leen population yi ñu di leen di gérer ci maanaam ay kuréel yu ñoo tuddee ASUFOR forage yooyu ay privé ñoo leen war a gérer donc population yi amatuñ ci loxo. loolu nag doon loo xam ne jaaxal nañu parce que ñun Caritas li tax ñu jóg mooy fexe ba ku nekk même ñi nekk ci dëkku kaw gi mën a am ndox boo naan boo dundee boo jëfandikoo pour say soxla. Caritas Sénégal nag doon amal juróom-ñetteel bi yoon assemblée générale am ñu ko doon amal nag fii ci Tëngéej. mu yemook ndox mu ñu mën a jëfandikoo moom la askan way yeewoo ca Badiana di jàmbat foofu ca Bignona département Bignona na gox boobu nekk ndox moo xam ni dafa saf xorom la ñuy naan ba tax feebaru tension sonal na leen lool Boubacar Diassi Lamine Mandiang. su fekkee am na barab bu département bu Bignona bi nga xamante ni ndoxu dex bi ci nekk dafa daal di yàq lu ci ëpp ci ndoxu teen yi mën nañu jàpp ni mooy dëkk kaw bu ñuy wax Badiana ba tax na askan wi ci yeewu dafay daal di profité ci lépp luy xew bi nga xamante ni ndawu état bi moo ko présidé ngir jébbal ko seen biile problème. même am na ay médecins ñu fi jaaroon di def ay consultation détecté nañu ni nit ñi bëri dañuy am feebar tension parce que ndox bi moo am xorom moo tax depuis boobu ñun ñoo ngi dañ ko classé comme suñu priorité numéro 1. mais malheureusement ba léegi amuñu ndox au niveau du village nu ñu ko soxla am na une partie de l'autre côté mais extension lañu gën a soxla pour mën a servir correctement village bi ak population yi. ñu jàpp ne askanu Badiana moom sax dafa teg jéego yu njëkk yi ngir mën a indi saafara ci biile problème ndaxte dafa engagé ay experts ngir ñu def jàngat ju xóot bi tax ñu bind ab téere bu am solo bi leen di wax fu ñuy jaar ngir ñu mën a suuxat dëkk bii di Badiana. am nañu benn document de développement stratégique boo xam ne bu village boo xam ne ce sont des experts ñoo ñëwoon ñu toog ay jours ñu wax recenser ba pare defar ñu document boo xam ne nekk na document boo xam ne mun nañu orienter de temps en temps. pour kii et c'est un document bien structuré mais aussi bu def ay évaluation ci tous les projets yoo xam ne mën nañ ko am ñun ñoo amul moyens yi pour mun a def yooyu noonu moo tax ñuy tàllal suñu loxo yeneen saa di ñaan état bi. kii wax fii ci tuuru askanu Badiana daal di wax gannaaw bu ñu noppee ci cérémonie bu ñu ubbee seen journée culturelle ak économique bi ñu amal ci seen dëkk bii di Badiana. train bi dana dekki diggante Tivaouane Diamniadio am na ñetti raam yoo xam ni tegaat nañ leen ci raay bi ci samedi ji lañ leen génne woon ca foofu ñu leen dencoon ndax ñu mën a lëkkale TER bi bu demee ba Diamniadio ku fa wàcc mën a duggaat saxaar si yegg ba Tivaouane ak yeneen département ci Sénégal loolooy mbébétu directeur général ba Samba Ndiaye lay wuyoo. 2019 ba léegi ñu ngi fii gaare ci Tëngéej muy autorail yoo xam ne
yu baax la yu mën a daw la yoo xam ne amul benn jafe-jafe. am nañ ci nag ñett yoo xam ne ñoom la ñu war a génne moom la ñuy wax ay réversible am na itam beneen boo xam ne moom bu mag la boo xam ne mën na dem ba Tamba ndax boobu am na fu ñuy tëdd nelaw am na restaurant am na yu bari. am na itam beneen boo xam ne moom moo doon daw ci banlieue bi ñu di ko wax le petit train de banlieue nga xam ne mën na jël ba 2 junne nit donc yooyu yëpp ay xeetu autorail la yoo xam ne ñu ngi fii ci Tëngéej. ñett yi war a génn nag benn bi mu ngi noonu di dem comme ni ngeen ko gisee boobu moom mën na jël 200 nit ak ñeent fukk tey dañ koy yóbbu gaare ko Tiwaawan yeneen ñaar yi dinañ ci topp muy ñett yoo xam ne xëy na bu ñaar yi di daw bii jóge fële di ñëw beneen bi jóge fii di dem beneen bi toog xaar bu benn paane mu remplacer ko wala bu ñu soxlaa yokk ñu ñëw yokk donc loolu mooy li nga xam ne mooy ñetti autorail yi ñu war a génne ñu war di yóbbu nit ñi di leen indi. mbokk yi fii la ñuy yamale xibaar yi di leen gërëm di leen sant nees tuut dinañ fi dellu siwaat si nasaraan lay doon Chérif Diop yaatal xibaar yi gannaaw gi soir d'info dina wéy ak Soxna Binta Diallo jërë ngeen jëf.